waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaar diggu bëccëg gi ak ponk yi ca gën a fës mbiram imam Aliou Ndao atte boobu ñu ngi koy amalaat tey jile ci altine ji la ibbi moom nag imam Ndao tey ñaar fukki fan ak la ibbi ci chambre criminelle lu jëm ca mbir moomee nag daañu ci dellusiwaat ndax moom daal ak ay ñoñam dañ leen a joxañ baaraamu tuuma lu jëm ci wàllum terrorisme lu jëm itam ci koppar yu lu ñu luubal ak yu ni mel dañ ko renvoyé waat maanaam dañ ko dàq ba fanweeri fan ci weeru mai benn dëgmal di ngeen dégg ci biir xibaar yi maître Moussa Sarr lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale mu mel ne yenn ci daara yi tey ji dem nañu fa fu ci mel ne Richard Toll école 1 ak 2 ndongo ya ak jàngalekat ya ña nga waat ca daara ya ndax ñoom jàngalekat yi dañoo dakkal grève bi ni ngeen dégg itam ci biir xibaar yi Abdou Fati mi nga xam ne mi ngi tontu jàngalekat yi joxañ baaraamu tuuma ñoom juróomi syndicat yi nga xam ne daal dañoo raxasu ci grève bi ginnaaw ba nu amalee waxtaan ak seen jëwriñ ci semaine bi nu génn magalu Kazu Rajab tey ji la ñu koy amal ca Touba Mbacké foofee ca Touba di ngeen fa fekk Pape Balla Gaye ak sunuy équipe ndax gane àddina Alaaji Fàllu Mbacké la ñuy fàttaliku ci dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul daan wax itam ci fitna goog nga xam ne moom moo am fële ca Ukraine ak taxaw seetlu ba ak jéego yañ ca dox Abdoulaye Cissé lañ ci fas yéene àndal ci kanam mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. aywa ñu wax ci mbiram imam Aliou Ndao ak itam atte boobu ñu naan procès en appel bu leen fàttalikoo ne lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom-ñeent joxoon nañ leen baaraamu tuuma lu jëm ci mbiram jihadisme ak itam daal blanchiment de capitaux maanaam setal xaalis bu baaxul ak itam lu jëm ci wàllum terrorisme dañ ko waroon a atte wala boog dafa waroon a tijji waaye dafa mel ni mbir mi dañu ko dàq ba fanweeri fan ci weeru mai benn dëkkmal loolu nag ñi koy layool ñoom ñoo ko sàkku ñu teewlu kenn ci ñoom di maître Moussa Sarr kaddu yi Chérif Dia ak Alioune Diagne ñoo ko taataan. layoo bi tey dàq nañ ko ba le 30 mai pour que ñu mën ko layoo mooy avocat juróom-ñeent accusé yi def appel li am solo ñu mën ko wax moo di ne imam Aliou Ndao dañ ko joxoon convocation pour mu ñëw wuy si cour d'appel tey chambre criminelle ñëw na ànd ak ay avocat bi ñu ñëwee cour d'appel woo na juróom-ñeenti nit ñi nga xam ne ñoom ñoo def appel berleen benn côté ñi si des mu berleen ci beneen côté ñu laaj procureur général est-ce que appel bi mu def dafa concerner imam Aliou Ndao représentant procureur général ne man defuma appel principal mooy man appel incident laa def moo di ne juróom-ñeent ñi def appel laa toftal suma appel mu tekki lan mooy ñeneen ñi nga xam ne ñëpp dañ leen setaloon wecc defu ci appel kon ñooñu procédure bi am tey concerné wu leen bii ñëw la 30 tamit concerné wu leen même bu ñu ñëwee tamit mu di imam ak ñeneen dañuy ñëw mën na am cour bi am lu mu leen laaj waaye bàyyi bi ñu leen bàyyi woon le 19 juillet 2018 loolu sax na dakk mooy imam Aliou Ndao kenn topp ko mbiru terrorisme yoon setaloon na ko donc procureur deful appel kon appel bi moom concerné wu ko pour ñu attewaat ko kon imam Aliou Ndao kenn du ko attewaat dogal ba sax na dakk donc loolu pour mu leer maintenant nag mën na ñëw pour buñ ko buggee déglu ci ay mbir concernant procédure bi mais moom mbir mi concerné tu ko. aywa mu nekkoon maître Moussa Sarr bokk ci ñi layool imam Aliou Ndao ci mbir moom mi lee muy procès boobu nga xam ne atte bi dañu ko dàq ba jëmmi jamono. ñu wax ci leneen mbokk yi muy jàng ak jàngale fu ci mel ne diwaanu Richard Toll G5 wér nañ gànnaay yi fi suuf delluwaat ca daara ya ca Richard Toll école 1 ak 2 ñoom gune ya delluwaat nañ ca daara ya jàngalekat yi nag nee ñu téeméeri waxtu yi dinañ def seen kéem kattan ngir dabb ko ca bët gànnaaru Sénégal dañu fay fekk Ousseynou Diop ak Habib Seck ci gëstu bi. bu Richard Toll drapeau bi di flotté di wane jàmm ji dellusiwaat ci diggante yenn ci jàngalekat yi ak nguur gi ci biir classe yi élèves yi tàmbali effacé tableau bi ngir ñu tàmbali leçon yi ki leen di jàngal itam yore crème di rappeler li nga xamante ni fa la ñu yemoon.
en activité numérique. beneen jàngalekat tàmbaliwaat njàng ma ñoom ñu ngi toll ci histoire géographie di wax ci wàllu conférence de Berlin. mu mel na kon ñoom ñëpp dañu am mbégte ci l'école bi na mu dellusiwaatee tuuti ci jàmm. nanu jàng bi jàmm dellusiwaat na alhamdulilah rabbi moom la ñëpp bëggoon nag parce que di bàyyi élèves yi ñuy taxawaalu loolu bëgguñu ko moom la ñëpp bëggoon. secrétaires généraux yi ñoom ñu décidé woon ni gannaaw ko jubóo nañoo nguur gi ne nañu lever mot d'ordre bi kon maanaam comme ni nga ko gisee classe yëpp tàmbali nañu. ci seen i gis-gis dabawaat lu jëm ci wàllu njàng mi rawatina heure yi nga xamante ni ñàkk nañ ko loolee du am benn jafe-jafe. ñun ñu ngi doon def ay cours ya nga xamante ni maanaam bu fekkee ni dañu grève dañuy jël cours yi ci ngoon gi maanaam les lundi soir jàpp mercredi soir ba vendredi soir yi di ci renforcer xale. jàngalekat bi nekk ci école 2 bu Richard Toll xamle na ni lu jëm ci wàllu heure yi nga xamante ni ñàkk nañ ko daañu def lu ñu mën ngir loolee lépp ñu mën ko dabu. kon talaata si ngoon 4 heures ba 6 heures si la wala jeudi si ngoon 4 heures ba 6 heures daan ko gën dañ leen gën a renforcer li xale yi am ay lëxmbët si leen moom la ñuy gën a jàng daal. jàng mi amoon yenn cay jafe-jafe bu fekkee ni yenn ci syndicat yi ba léegi ñoom fa ñu màttoon bàyyiwuñ ko ñenn ñi ñoom ñu ngi tàmbali njàng ma rawatina ci dëkk bii di Richard Toll. Ousseynou Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey ci njàng meek njàngale mi Abdou Fati bokk ci juróomi syndicat yi teg ngànnaay fi suuf dem muy waa G5 demaat ca daara ya moom daal mi ngi tontu yenn ci ay naataangoom yu ne daal dañoo gis tànki wor ci mbir mi moom secrétaire général bu Sels Authentique la mu wax rek ne dañoo doxalinu kilifa ndax gis nañu jéego yi nguur gi def ba noppi itam dañ cee xalaat sunu njaboot yi nga xam ne bu nu defuti jéego tuuti seenam njàng mën naa na sax ñu teewlu ko Chérif Dia. set bi xam nga soo leen àndee souvent da ngeen di am ay difficulté bi ñu am suñu yenn camarades yi rek mooy benn point boo xam ne moo ñu wutale mooy li ñu naan si indemnité de logement ñoom dañu gis ni indemnité de logement waruñu ko yemale dafa am jàngalekat bu ndaw ak jàngalekat bu mag ñun nag dañu gis ni indemnité de logement dañ ko war a yemale Senghor moo waxoon sax ñi ko yellool dëgg mooy ñi nekk primaire parce que dañuy am 29 heures ñi nekk primaire dañuy corriger 7 matières ñi nekk primaire dañuy def double correction def confrontation donc wax dëgg yàlla te dëkkuwaay moom wax ki lay loué moom du xool ndax yow professeur nga wala instructeur nga mais te ñëpp bu war a nekk fu baax du da nga nekk professeur moyen rek da nga war a nekk kër gu baax instructeur bi nekk beneen kër loolu daal moo ñu féewale mais defe naa ni nag solidarité corps enseignant yi ñëpp a ngi koy laaj temps moom kenn mënu ko rattraper li ñuy def rek mooy dinañu jéem mooy compter ci générosité enseignants yi ku ci nekk jéem benn samedi benn lundi soir benn mercredi soir parents yi jàpp ci ñu xool lan la ñuy rattraper ba pare fexe également coow bañati am ci système bi gouvernement bi di respecter ay position di waxtaan ak ñun vacances su ko defee jàmm na ñooy ci. bu ñu jógee ci njàng ak njàngale ñu dem ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké ndax xam ngeen ne màggal ak Kazu Rajab bi tey jii la yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février Touba di fàttaliku gane jamono Alaaji Fàllu Sëriñ Fàllu Mbacké doom ci côté dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul noppi nekk itam ñaareelu xalif général des Mourides wuutu fi magam ju baax ja Sëriñ Moustapha Mbacké Al Karim ci atum 1945 ba 1968 di année bi mu wuyjee boroomam gis ngeen xabrom ba taalibe yaa ngay rang di am ay ñaan ak ziar Pape Balla Gaye bu rajo Futur Média ci diwaanu Mbàkke moom it ma nga doon toog ànd ak sunu ay équipe Pape Balla ginnaaw bi ma la nuyoo ana lan nga nu mën a baaxee ci xibaar foofee ca Touba Mbàkke. Faty Dieng maa ngi lay nuyu di la fay comme niñ ko waxee rek ñu ngi fii ci diwaanu ko Touba ci grande mosquée bu Touba nga xam ne nag tey la ñuy fàttaliku ganesik àdduna Serigne Fallou Mbacké nekkoon ñaareelu xalif bu Serigne Touba Khadim Rasoul mu doon loo xamante ne gëj na fi ñaari at yoo xamante ne amaluñu ko waaye tey ji ñi nga xamante ne ñooy taalibe yi fu nekk la ñu bawoo daal di mën a ñëw wuy si ci xew-xew bi nga xamante ne bëgguñu ko wuute ndax namoon nañu ko ku ci nekk nag ma ngay def nu ko xamante ne noonu la ko yaakaare noonu la ko mën a fete muy jàngum alxuraan wàcce kaamil xasida yeeg lépp ak bernde yi loo xamante ne ci daanaka ngoon gi yëpp noonu la ñu nar a doxalee xam naa rek damay daal di jege ak kenn ci koo xamante ne dafa ñëw màggal si jóge biti réew sëñ bi maa ngi lay nuyu tur beeg fa jógee. waaw sëñ bi ñu ngi lay fay tur bi Mafaali la sant Gajaga ñu ngi dëkk Mbour lañ jógee ñëw màggal si màggalu sëñ Fallou bi waaw di fas yéene bokk ak mbég mi rek ak mbokki murit ak mbokki taalibe yëpp rek waaw.
alors màggal gi gëjoon na fi namoon ngeen ko nu ngeen ko gisee. waaw namoon nañ ko moom ndax màggalu sëñ Fallou la ndax sëñ Fallou moom mooy suñu lépp waaw sëñ Fallou mooy suñu maam mooy suñu sëriñ mooy suñu jaaxee moom la ñuy woo kon nag moom ñaari at yi weesu fekkuñu fi mu ngi ñu fekk bitim réew yàlla def ren mu fekk ñu fi dañuy daa suñuy tànk rek ñëw fas yéene koo màggalal bésam bi te ñaan ko fas yéene ñaan luñ fi ñaan rek yàlla defal ñu ko daal waaw. waaw jërëjëf salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam sëñ bi tur bi ak fan nga jógee. waaw Assane Thioune laa tudd maa ngi jóge Mbour. waaw ñëw rek màggal si bésu sëñ Fallou bi di ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi di ñaan yàlla sutura ak barke yokk ci réew mi ci barke maam Fallou waaw comme dañoo ñëw nag ñu toll ci bërëbu maam Saliou rek génn dem ci yéen ku ne Mbour na Serigne Saliou kon loolu day daal di fësal rek ne Serigne Saliou kenn werantewul ne mooy borom Mbour. waaw donc askan wi nga gis ni tey bettu la jaaxalu la. non bettu ma jaaxaluma parce que borom bés bi moom bésam bi ëpp na loolu wax dëgg yàlla waaye nammeel gi ak cofeel gi rek maanaam day wane ne nit ñi amoon nañ wax dëgg yàlla bégte boo xamante ne dañuy ñëwaat fii dajaloo ci circonstances yu mel nii lépp pour ñaan jàmmi réew mi rek jàmmi réew mi loolu tax Sénégal la yàlla na fi jàmm yàgg ci barke mag ñu baax ñi tëdd fii incha allah. jërëjëf comme ni nga ko gisee Fati lii mooy li nga xam ne moom moo xew fii ci diwaan ko Touba askan wi bàyyeekoo fu nekk moo xam biti réew waaye itam ci biir réew mi ngir daal di màggal si kii nga xamante ne moom mooy Serigne Fallou Mbacké nekkoon ñaareelu xalif bu Serigne Touba Khadim Rasoul comme ni ñu ko gisee fi nga xamante ne moom mooy ci Touba fii nii ci grande mosquée noonu la xewee fu ci mel ne Alieu fu ci mel ne fay nga xamante ne moom mooy diwaanuk barab bi nga xamante ne fa la xalif bu Serigne Fallou nekk di Serigne Abou moom itam noonu la ñu koy daal di defee ca Ndindi tamit ca Serigne Abdou Karim borom Makarimul Akhla noonu la ñu koy defee ndax tey ji ñoom ñëpp bëgg nañu daal di ñëw ànd ak askan wi ànd ak taalibe murit yëpp ci xew-xew bi nga xamante ne xew-xewu diine la di fàttaliku Serigne Fallou ki nga xamante ne moom mooy borom na am ki nga xamante ne ñëpp dañu ko naw gannaaw ba nga xamante ne ku soxla bu jàmp léeg-léeg moom ngay daal di woo fëgg ko mu daal di lay wuyu mu doon nag loo xam ne mbégte rek lay doon lépp rek ci teewaayu ki nga xam ne moom mooy xalif général des Mourides Serigne Mountakha Khadim Rasoul jërëjëf. Pape Balla Gaye ñuy ñaanal mbokku taalibe yi nga xam ne ñu ngi foofu ca dëkk bu sell boobu di Touba borom bi nangul leen lépp lu nu fa ñaan. ñu des ba tey ci xew-xewu diine yi ak Daaka bu Médina Gounass atum 2022 moom it ñu ngi ci waajtaay yi ba tax na directeur général bu office des forages ruraux maanaam OFOR yor lépp lu yëm ni ci wàllum ndox mi amal na fa ab tukkib nemmeeku ba noppi itam yëkki na ay kàddu ne daal moom Alpha Bayla Gueye lépp lu jëm ci ndox mi ak matukaay ba ca war dinañu ko jël na mu waree. Tambacounda Moussa Omar Gueye la ñu fay fekk. général bu OFOR de Alpha Bayla Gueye daal di amal tukkib nemmeeku dem ci Médina Gounass waaye itam ba tey yegg ci bërëb bi nga xam ni fa la ñuy amalee Daaka bu Médina Gounass mu daal di nag xoolaat lépp loo xam ni ci wàllum installation ci mbirum ndox muy forage yeeg château d'eau yi nan lañ koy yeesalaatee ngir nag askan wi bu ñu dikkee fekk fa ndox mu doy yemul foofu mu ni nag danañ ci dolli luy toll ci fanweer ak juróomi citerne waaye itam ba tey danañ ci dolli wala luy toll ci fanweer ak juróomi bâche yoo xam ni dafay indi ndox ngir jàppale ñiy ñëw ci bërëbu Daaka bi. liggéey ci site Daaka bi moom ay remise en état rek la woon amul woon jafe-jafe yu bëri ndax ñaari forage yi moom amul benn jafe-jafe benn bi moom la ñu gisoon na rek dafa am ñu ko duggoon teg yi yenn prise yi mais boobu indi nañu armoire bu bees tax boo xam ni dinañ ko installé daanaka d'ici suba wala ginnaaw suba pour bañ a jël benn risque donc indi nañu sax ay yeneen équipement yoo xam ne dañ ko fi indi rek pour teg ko fi pour éventuellement su amee ay dysfonctionnement mooy ay pompe ak yooyu yëpp dinañ ko indi pour téye ko fi rek pour dara bañ ñu bett dañu jëloon engagement ne dinañ def 7 kilomètres de réseau yàlla dimbali nañu ba ñu def 7 kilomètres yëpp Covid 19 programme boobu am na benn forage buñ ci sant déjà forage boobu daanaka gaawaayam sax daf ñu bett ndax waxtu bi ñuy wax nii forage boobu dinañ ko mën a utiliser ci Daaka bi. Alpha Bayla Gueye directeur général bu OFOR itam daal di jóge foofu dem ci kër xalif bi Thierno Ahmadou Tidiane Ba bu Médina Gounass moom itam mu fàttali li nga xam ni moom mooy cosaanu dëkku diine bi nga xam ni moom mooy Médina Gounass ak li nga xam ni moo indi Daaka ci juróomi fan ci weeru mars ba jeex ci fukki fan ak ñeent ci weeru mars.
Moussa Omar Gueye ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci ndox mu saf xorom bi ba noppi itam sax matul daanaka ci gox bu ñu naan Badiana nekk itam ca bët saalumu réew mi askan wa nag nee ñu ndoxum xorom moomee léeg-léeg mu indil leen loolu ñu naan tension bu yéeg ak lu ni mel ba tax na sax askan wa daal ñu ngay fëgg seen gémmiñ di sàkku rek ci kilifa yi nga la ñu indi leen saafara noonu ngeen ko gisee noonu la ñuy dundee ñoom sax nee ñu am nañ ca xalaat boo xam ne ku leen ci woo mën nañ waxtaan ba am ci saafara ci kaw nga mën leen a jàppale Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang la ñuy fekk Badiana ma nga nekk ca diwaanu Bignona. su fekkee am na barab bu département bu Bignona bi nga xamante ni ndoxu dex bi ci nekk dafa daal di yàq lu ci ëpp ci ndoxu teen yi mën nañu jàpp ni mooy dëkk kaw bu ñuy wax Badiana. ba tax na askan wi ci yeewu dafay daal di profité ci lépp luy xew bi nga xamante ni ndawu état bi moo ko présidé ngir jébbal ko seen biile problème. même am na ay médecins ñu fi jaaroon di def ay consultation détecté nañu ni nit ñi bëri dañuy am feebar tension parce que ndox bi moo am xorom moo tax depuis boobu ñun ñoo ngi dañ ko classé comme suñu priorité numéro 1 mais malheureusement ba léegi. amuñu ndox au niveau du village nu ñu ko soxla am na une partie de l'autre côté mais extension lañu gën a soxla pour mën a servir correctement village bi ak population yi. ñu jàpp ne askanu Badiana moom sax dafa teg jéego yu njëkk yi ngir mën a indi saafara ci biile problème ndaxte dafa engagé ay experts ngir ñu def jàngat ju xóot bi tax ñu bind ab téere bu am solo bi leen di wax fu ñuy jaar ngir ñu mën a suuxat dëkk bii di Badiana. am nañu benn document de développement stratégique boo xam ne bu village boo xam ne ce sont des experts ñoo ñëwoon ñu toog ay jours ñu wax recensé ba pare defar ñu document boo xam ne nekk na document boo xam ne mën nañu orienter de temps en temps pour kii et c'est un document bien structuré mais aussi bu def ay évaluation ci tous les projets yoo xam ne mën nañ ko am ñun ñoo amul moyens yi. pour mun a def yooyu noonu moo tax ñuy tàllal suñu loxo yeneen saa di ñaan état bi. kii wax fii ci tuuru askanu Badiana daal di wax gannaaw bu ñu noppee ci cérémonie bu ñu ubbee seen journée culturelle ak économique bi ñu amal ci seen dëkk bii di Badiana. Boubacar Diassi bu nu jógee Badiana ñu des ba tey ci bët Saalum réew mi doxantu ba feneen muy Sédhiou foofee itam askan wa ñoom la ñuy jàmbat ne ñu mooy dog-dogi courant yu bëri ba noppi itam yeneen i jafe-jafe am nañ ko moom mu aju ci wàllum courant bi loolu nag tax na ba daal ab projet boo xam ne la ko tax a jug mu indi ci saafara def na fa liggéey dañ ci teewlu nag Bakary Konté ak Khali Diamé ndax ñoom fekke woon nañu ndaje yi la fa tukkee itam ñoo ñu koy baaxee. ci région bu Sédhiou gox yi bëri ba léegi am ñu courant am nañ yenn gox yoo xamante ne ñoom ci demi journée bi rek la ñuy am électricité loolu nag pour ñi mën ko saafaral loolu moo waral projet d'appui au secteur de l'électricité PAS daal di ñëw moderniser réseau fii ci diwaan bi ndax askan bi ñu bëri mën a am courant te mu nekk courant bu baax Aboubacry Niang mooy coordonnateur projet PAS. kii nga xam ni daan ñu am courant bu baax dañ daan am courant quelques waxtu rek ñu fexe ba ñu am courant 24 heures sur 24 am ko ci anam bu baax waaw loolu moo doon kii bi et puis que coono bi Senelec doon daj yëpp di defar ay centrales disons secondaires ñu mën ko fay parce que dafa xawoon a diis ci exploitation wu Senelec. projet bi nag askan bi ñu ngi koy rafetlu bu baax nu muy ñëwee fii ci diwaanu Pakao. Le projet est venu au moment opportun. projet bi nu mu ñëwee dafa ñëw moment bu baax ndaxte fii problème courant amoon na fi loolu moo tax nu muy ñëwee c'est pour mu mën a yokkaat niveau électricité bi ñun nag ñu ngi koy rafetlu bu baax. Je crois que ça c'est une très bonne chose. Le projet c'est un très bon projet dans la mesure où. projet bi projet bu baax la ndax dafa ñëw pour jàppale askan bi yokk courant bi mu mën a étendre ci Sénégal ñëpp ñu amul courant ñëpp mën a am courant courant nag lu baax la ndaxte xam ngeen ku ko amul mënoo liggéey. Le travail est impossible. Alors c'est un projet qui vient pour aider les gens. On est vraiment de cœur avec eux. Senelec daal di réaliser 63 lignes BT ak yeneen 23 lignes aériennes al câble HTA 8 kilomètres câble HTA yoo xamante ne day tax seen réseau bi daal di gën a am qualité fii ci région bu Sédhiou askan bi ñëpp mën a si gis seen bopp.
aywa Bakary Konté bu nu jógee ci courant beeg jafe-jafe yi askan woowu nekk ca diwaanu Sédhiou ñu dem ca Fouladou foofee nag ñi nga xam ne ñooy farandoo président Macky Sall ñoo fa am ndaje daal di fay sax taxawal ab kuréel bu nu duppee ànd dooleel sunu réew la nu bëgg rek daal mooy fexe ñoom ñi bokk parti bi di APR ak ñi farak président Macky Sall ne ñu boole seen doole. Aliou Sall mi rakkam nekkoon fi maire Guédiawaye sax mooy coordonnateur national boobilee ca Fouladou fa ndaje ma amoon Abdoulaye Diallo moo fa toogal groupe Futurs Médias. réew mi ñoo ñëw fii ci Kolda amal fii benn ndaje bi leen tax a taxawal ab mouvement de soutien bi ñu duppee rencontre nationale des forces républicaines pour le travail wala ñu naan ko renfort. mouvement bi mooy ne ginnaaw bi ñu peesee mbir mi xool ko xoolaat ko xool ni réew mi nekk di doxee actuellement ñun kat jàpp nañ ne tey jii bépp sénégalais boo xam ne nii yow seen réew mi soxal na la kat waratoo nelaw ba yàndoor war nga xam ne tey dafa jot ñu jóg. war nga xam ne tey dafa jot ñu def dara ñu taxawal dara ñu doxal dara parce que Sénégal tey fi ñu toll mooy ñu ngi liggéey affaire baa ngi dem ci kanam Macky Sall mu ngi ciy def li mu mën waaye dafa mel ni suba bu nekk daal dafa am ñuy gas rek ak ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw di suul loolu nag jafe-jafe la loolu il faut ñu wutal ko pexe loolu moo tax ñu renfort ñu jóg. Aliou Sall mi rakk ci njiitu réew mi di Macky Sall mooy coordonnateur national bu bile mouvement. bi ñu jógee nag ñaan nañu Aliou Sall pour mu nekk suñu coordinateur national te nangul nañu ko itam ginnaaw bi ñu defee fii journée bi yëpp ñuy discuter nangul nañu nekk suñu coordinateur national nee nañ ko itam ñun tamit dinañ ko ngemb nekk ci ginnaawam jàppale ko ba nga xam ne ni dina doxal liggéey bi normalement tey daal li ñu bëgg mooy lépp li nga xam ne ñu ngi koy liggéey si réew mi ñu gën ko mën a fësal ñu gën ko mën a wone ñu gën ko mën a reconnaître maanaam ñu nangu ko ñun nag suñu mouvement bi soo gisee ñu tuddoo ko renfort am na lu tax maanaam renfort ñëpp xam nañ ne ñi ko gën a xam sax mooy force de l'ordre yi xam nañ bu baax luy renfort itam tailleur yi tamit xam nañ bu baax luy renfort ndax soo bëggee tay baas ba jekk loolu yanj ak veste ba da ngay def renfort. seeni ndaje bi gis na teewaay ay délégation yu 27 départements yi ci biir réew mi. Abdoulaye Diallo ñu sant ko gërëm ko wax itam ci leneen muy association action pour le développement fii ci réew mi ñoom nag dañoo ñaawlu doxalinu ñenn ci maire yi ndax nee ñu daal lu jëm nag ci parité sàmmonte wuñu ak ñoom ci conseil municipaux yi ñoom kuréel gi nag ña ngay artu di yëglu itam Pape Mbaye Diaw Fally Gueye lañ ciy àndal. ñu respecté parité ci conseil municipal yi loolu la association action pour le développement du Sénégal di sàkku bu sukkandikoo ci Ndeye Gnilane Faye mi nekk présidente association bi nguur gi dafa war a jël ay matuwaayam obligé maire yi nga xamante ni respecté wuñu parité bi ñu respecté loi bi. ñi nga xam ne si biir Sénégal nanguwuñoo wuyu si loi bi li mu tëral ñu respecté loi bi parce que loi bi dafa nekk la nga xam ne dafa war a dafa laal ñëpp. ku si nekk da nga ko war a respecté ndax loi wu Sénégal la te yaakaar naa ne boobaa ñi nga xam ne ñooy nekk si nguur bi war nañ si taxaw pour que fi ñuy nase ak fi ñuy dog fi ñuy nocce ak fi ñuy fale ay nit ñu fexe ba parité bi mën fa nekk. teewul nag association action pour le développement du Sénégal di waajal jigéen ñi nga xamante ne dañ leen a fal ci conseil municipal yi bu sukkandikoo ba léegi ci Ndeye Gnilane Faye bëgg-bëgg bi rek mooy fexe ba jigéen ñooñu daal di gën a mën a représenter jigéen ñi ci collectivité territoriales yi. gën leen a ñaax pour que li nga xam ne moom la looloo taxoon loi sur la parité jóg ñu gën si taxaw ci loolu ci la ñu woo conseillères yi que ñu waxtaan sottante xalaat si naka la ñuy gën a taxawee naka la ñuy fàttee coloration politique yi pour taxaw si mbiru jigéen ñi ak mbiru xale yu ndaw yi si biir conseil municipal yi. ci atelier bi nga xamante ni moom lañ doon amal nag 26 conseillères municipales yu nekk ci département bu Kaolack ak Guinguinéo daal di nañ leen di former ci lan mooy taxawaayu conseiller municipal ak nan la war a doxale liggéeyam ngir njariñu askan wi. Pape Mbaye Diaw Fally Gueye ñu wax itam ci leneen muy diaspora bi ñu gën leen a xam sax ci fukkeelu région ak juróom diaspora Sénégal nag ba nekk foofee ca France ñoom nag daal week-end bi nu génn muy aser jàpp dibeer ña nga doon nekk rek ca lu jëm ci tabbu seen député yu diaspora loolu nag soxal législative bu juillet bi nu dëkkmal muy atum 2022 conférence bi nu amaloon nag muy ndaje dajale na yëngatu ci wàllum politique nekk foofee ca France ñu waxtaani législative yi waaye itam naka rek la ñuy def ba am ñu leen ci teewal ci yooyu lay jongante dinañ ci dellu siwaat ci suñu yeneen jotaay xibaar ak Abdoulaye Cissé.
ñu des ba tey ci xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen muy fitna ga am ca Ukraine juróomeelu bëccëg nag ba Russie tàmbalee xeex ba léegi nag lu ci mën a am daal ña ngay amal ay waxtaan ca Biélorussie noonu ne lañu ko xamale moom nag Vladimir Poutine di fàttali rek ne ba tey foofee daal way takk deram yi ña nga fa ca dëkk boobu réew moomu ñu naan Ukraine assemblée générale bu mbootaayu xeet yi moom it tey jii ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février amal nañu am ndaje moo xamante ne dañ cee fas yéene waxtaanee lu ni mel di fàttali rek ne démb itam ci dibeet ji ndaje amoon na waaye bu nu sukkandikoo rek ci bilan bi nga xam ne mbootaayu xeet yi def na ko ne ñu daal téeméer ak ñaar ci ay civil faatu nañu leen fa ñetti téeméer ak ñett am ci ay gaañu gaañu waaye am ñu ko weddi ne ñu sax chiffres yi dëgg-dëgg chiffres yi ëpp na loolu Michel Bachelet moo ko xamle ndax ne démb di dibeer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février moom jëwriñ boobu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ca Ukraine nee na daal ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay civil faat nañu leen fukki ak ñeent di ay tout tànk téeméer ak juróom-benn fukk junni ak juróom-benn téeméer ngeen baal ma ak juróom-ñett fukk ak ñeent itam am nañ ci ay gaañu gaañu ca lim boobee téeméer ak fukk ak juróom-benn ay gune lañ lu ëpp nag juróomi téeméeri junni ci ay doomu aadama bi xeex bi tàmbalee ba léegi ña ngay daal gàddu seeni dëbës di génn réew ma loolu mbootaayu xeet yi di Nations Unies moo ko xamle ñu wax itam ci xibaar yi biti réew yi ba tey ci lu jege itam fanweeri doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci daal collision maanaam ñaari woto yu mag yu daje démb ci dibeer gi la ca fa nga xam ne moom mooy réew mu ñu naan Tchad loolu nag communiqué bu ministère bi ñu dénk wàllu dem ak dikk moo ko xamle ndax nee ñu ñaari bus la yoo xam ne dañoo sëfoon ay nit benn ba jugee N'Djamena beneen ba jugee Abéché muy ñetteelu dëkk bu gën a xumb foofee ca Tchad gis ngeen ko nag nataal bi mi ngi noonu muy accident bu metti ñaari woto yu mag ca Tchad ba lu jege fanweeri doomu aadama ñàkk ci seen bakkan yegsi nañu bu ñu jógee ci xibaar yi biti réew yi tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diawo Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. aywa tàggat yaram lu ñuy doore basket lañ koy doore ak fenêtre internationale bi nga xam ni ñu ko doon amal fii ci Ndakaaru Sénégal nag jiitu ci éliminatoire coupe du monde yooyu lee waaye nag 3/2 la def maanaam ñetti match yi nga xam ne lañ doon dalal fii ci Ndakaaru ñaari la ci gagné benn bi mu am ci défaite. waaye coach bi di Mamadou Gueye pa bi moom daal jàpp na ni gaynde yi def nañu tournoi bu baax maanaam daal am na satisfaction ñu teewlu ci compte rendu Pape Faragni ak Ahmadou Ba. juróom fukki poñ ak juróom moo dox seen diggante Sénégal nag am na lii di téeméeri poñ ci jongante bi ndam li nag tax ñii di gaynde yi nekk ci première place bi ci seen poule. li ma leen wax mooy tey jii amuñu droit à erreur. soo gisee tey début match bi dafa mel ni guddi ak bëccëg entre match démb bi ak match tey bi ñu dem si intensité bu baax si duelu 1 contre 1 yi jël rebond yi daal di pousse bal bi si kanam dugg si biir pain bi génnee à 3 points mu nekk ay 3 points yoo xam ne dafay leer ay open shoot la du ay tir yu difficile heureusement loxo bi mi ngi fi woon tey jii. parce que suñu objectif si njëlbeen moo doon am ñetti victoire tey jii am nañ ñaari victoire on se concentre de cela daal di préparer yeneen échéances yi. naam am nañ faute de parcours. équipe nationale bi kontaan na ci bilan bi mu def. dinañ gën a jëlaat suñu temps gën a pare et en plus cadre équipe bi ay góor gi si yeneen joueurs yi dinañ ñëw donc on a nos chances pour gagner ñetti match yëpp foofu incha allah. pare ñi nga président fédération bi moom nee na organisation bi daal jaar na yoon maître Babacar ay nag mi ngi xaarandi groupe Sénégal bu ñu gën a renforcer ci fenêtre bi nga xam ne nañ ko amal côté weeru juillet te jàpp na ni tamit entraîneur titulaire bi di Boniface Ndong dina ko teewee di ngeen ko dégg du ñàkk ci suñu xibaar yi ci nasaraan président 12e gaynde moom di rafetlu mobilisation supporters yi Seydina Issa Laye ñu teewlu ko ci micro Pape Faragni ak Ahmadou Ba. jël la même place damay wax dafa wane xarañteem mais loolu bu ngay def nag dafa am ñu nekkoon seen ginnaaw muy dul seen génn ñëw mobilisé wu ba pare nekk seen leen ñu mën a am macha allah yàlla def ñu am
aywa football la ñuy dem Cheikh Tidiane ak fukkeel ak benn bëccëg muy 11e journée bu Ligue 1 diggante Génération Foot ak Guédiawaye. Guédiawaye football club dañoo tembo nag ku nekk benn bal dugal loolu nag andi le regret ñaari entraîneurs yi waaye Souleymane Diallo bu Guédiawaye football club la ñuy déglu ci micro Ahmadou Ba. ngoon bu ñu mënee jël poñ dafa dund loolu lu baax surtout am na ay adversaires yoo xam ne identifié ne lu mel ni ay Génération Foot ce sont nos concurrents immédiats donc ñooñu da ngay fexe ba bañ a ñàkk poñ foofu donc boo bañee poñ dafay am lu am solo bu baax a baax a baax a baax moo tax it c'est vrai sur en termes de qualité on a perdu 2 points mais en termes de quantité je suis satisfait xale lu ñu wane parce que ça nous permet effectivement de rester sur le podium bu ñu sorante noonu ak gars yi et nous allons continuer à travailler. Résultat 11e journée yooyu nag ngi la tëddee Jambar AS Douane 1-0 victoire Douane Teungueth FC Linguère def match nul 0 but partout US Gorée AS Pikine daf ko fekk yi daan ko ñeenti bal ci dara Seneps Mbour Petite Côte 0 but partout même score tamit ci diggante Ndiambour ak Casa Sport GFC Linguère de Saint-Louis def maanaam TFC plutôt Linguère de Saint-Louis voilà ñoom dañoo def non Génération Foot plutôt ak Guédiawaye Football Club def match nul un but partout et puis Jaraaf de Dakar ak Dakar Sacré-Cœur ñoom tamit dañoo def match nul 0 but partout ci classement bi équipe bu Génération Foot wéy di nekk leader ak 19 points Guédiawaye Football Club ak Casa Sport ñoom tamit 19 points la ñu am Casa 2e GFC 3e ba tableau maanaam lanterne rouge bi kii di équipe bu Ndiambour la am 8 points Jambar nekk tamit premier relégable am 9 points soxna Faty li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. jëf Cheikh Tidiane xibaaru tàggat yaram ëllëg incha allah dina dellusiwaat ci waxtu wi lu ko mooy ngoon ci suñu yeneen jataayu xibaar yegg si nañ ci ponk bu mujj li ci yenn kaay yeeg la ñu xëyee. gindiku gu li gën a ràññiku tey ci yéenekaay yi bokk na ci gindiku gu am diggante état beeg jàngalekat yi observateur xëyee ko ñëw ci lu mu duppee nag secret juboo gi waxtaan yi mu ne yàggoon na lool waaye jur nëb juboo diggante état beeg juróom ñaari mbootaay syndicat jàngalekat yi mu ko seqaloon muy waa CELS Celso-Tontic SNELAS FC UDEN ak Science bokk na ci juboo gi nag xoolaat gu nu xoolaat séddaleem juróom-ñeent fukki milliards yi nguur gi teg ci taabal ji wàññib délai bi jëm ci payuk ndàmpaay ak sañ-sañ yi nga xamante ni ñooyu jàngalekat yi jële ko délai boobee ci ñaar fukk ak ñeent ci weer di ñaari at yóbbu ko ba ci ñaar fukki weer at ak juróom-ñetti weer li ko tàmbalee weeru mai bi lay doon yéenekaay bu groupe Futurs Médias mel ni ku naan état bi def na la mu mën ndax daanaka yegg na ci 35% téeméer yu jël fanweeri ak juróom yi CEDEAO digle ne lu nu war a jëlee ci budget yóbbu ci wàllu payoor yi liggéeykat Le Soleil ne koppar yi nguur gi dëgtal jàngalekat yi jóge na juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards dem juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards am na cay dogal yoo xamante ni yu ñeel juboo gi daañ ko tàmbalee doxale weeru mai bi 2022 taxawal nañ it kuréel goo xamante ni mooy topp juboo gi ngir ak wàccoog dogal yi yéenekaay bu ànd ne waaye juru ndongo yi nag rafetlu nanu bu baax jéego yooyu état bi def juboo gi diggante état beeg jàngalekat yi Sud Quotidien ne am na fu jàmm dikkaat naam waaye am na ci foo xam ni it faw ak taaxirlu muy ci weti SAEMS ak CUSEMS yi sàkku ci nguur gi ñu xaar ba tey ci altine ji ngir ëpp tontu laas ne réew mi yëpp ngi déglu waa CUSEMS ak SAEMS tey ci yéenekaay bi monsieur le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo naan ci délai yi nga xamante ni joxe nañ ko yëpp ngir saafara tawat yi dinañ wàccu ak moom source a gis ne yooyee ñaari syndicat yu tontoogul nag di CUSEMS ak SAEMS su weesoo lam leen mën a jural ak la leen di yoot ci askan wi ne ak njëppi wala ak mer mooy état bi nga xamante ni ci boppam mu ngi leen di artoo ki daan wàllu politique Pastef du parti bi njëkk bi ëpp doole ci opposition bi waaye PDS la di kàddu yu Doudou Wade nekkoon dimanche ji ganuk grand jury rek RFM la tribune xëye ko tey Doudou Wade wéer ko nag ci li nga xamante ni mooy kàttanu parti bu ca ne ci réew mi yépp ci wotey député yëfi woon ci atum 2017 rax ci dolli mu ne Pastef demeewu ca woon sax yoonu boppam Ousmane Sonko it mu ne non inscrit la ci assemblée nationale jamono yu nu fa amee ñoom groupe parlementaire ca ña fa ëpp di waa PDS lu jëm ci jubóog Macky Sall ak Abdoulaye Wade nag mu ne janj yi rek dul daje ndax comme gis nañ ni Macky Sall soppeeku na ànd na ci yi waxtaan Aliou Sall moom rakk ak président Macky Sall maire bu Guédiawaye ba woon Le Quotidien fësale tey ji mouvement politique bu mu taxawal duppee ko renfort Aliou Sall gis ne Benno Bokk Yaakaar daa soxla ngelaw soxla noy
bariwaat renfort rencontre nationale des forces républicaines pour le travail donte ca weti président la ñu fare mu ne renfort dand na APR ca nag yéene bi mooy dem seen yoonu bopp ci wotey député yi ak it yu paluk njiitu réew ñu des ak politique géeg wàllu anam yi wote ak lu jëm ci caution ki parrainage njiital AJ/PADS Mamadou Diop Decroix moom ay dabb daaxee la ko jàppee gis-gis bu yéenekaay bi di réew mi xëy fësal mu jàppee ko daanaka seggukaay ngir ñi amee koppar di ko yóbbul ñi ameewuli koppar ci wàllum politique ndax ni mu tëddee ci réew mi Mamadou Diop Decroix ginnaaw bi mu rafetluwulee li financement des partis amul ci réew mi la mu gis mooy système bi jëm ci anami wote ki pal gi faaw ñu xalaataat ko xoolaat ko sekkeen ak njawee ni ñoom la ñu war a xoolaat xalaataat ko mooy ay wa ca Ukraine cay ñaan mu gaaw teel a jeex ndax le mandat nee na ay du yam ci bopp borom de ca woowu ay daanaka dina ami njeexite yu métti ci réew yu mel ni sunu yos yi nga xamante ni dañoo wékku lool ci bitim réew ci wàllum dund yéenekaay bi nataale blé ba mburu maag mboq ma libération wàllum tukki mi ci anam yu dëppoowul ak yoon xëy tey doomu Congo buñ naan gii giyoo bëggoon jàllale ay candidat bitim réew jaare ko ci chambre de commerce ak industrie bu Portugal Sénégal lu toll ci ñeent fukki candidat téeméer ak ñaari passeport nationalité yu ci ne ñu fekk ko ak i cachet yi chambre de commerce industrie Portugal Sénégal ca bureau mi ca Nord Foire bi fa takk der yi wàccee. Adja San Gueye ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen yéen tamit ci seen cofeel ak seen kóolute xibaar yi buur na amoon mbégte doon jàkkaarloo ak yéen jaajëfalaat leen encore une fois ci cofeel gi di fàttali ne ci kanam tuuti incha allah di ngeen mën a dund en direct ak la xew ca Touba muy Kazu Rajab gane jamono Alaaji Fàllu Mbàkke télévision Futur Média yebal fa équipe bu am solo nanu koy defee ca Touba noonu également la nu koy amale ci réseaux sociaux yi Modou Ndiaye du ma weddi ndax mooy borom li xew ci biir internet bi maa ngi lay fay soxna Fati di la ziar bu baax tey ci Kazu Rajab bi di nuyu téléspectateurs yi internet yi. Très bien ni ma ko waxee Kazu Rajab gi ñu ngi koy waxtaanee fépp naka noonu itam Ukraine ak fake news yi nga xam ne mi ngi circulé. voilà ci kanam dinañ ci ñëw Kazu Rajab bi fi mu ne nii déjà ci réseaux sociaux yi filtre bi Touba la. waaw ndax tey bés bee ko waral ci kanam dinañ ci ñëw ak yenn vidéo yeeg déjà internet yi lañ ci commencé partagé dinañ waxtaanee aussi la xew Ukraine ci ak Russie. fake news yi nga xamante ne fi mu ne nii moo lëmbee àddina. dañ leen ko expliquer waat jaaraat ci fi ñu daan jaar pour expliquer leen nan ngeen def yenn vidéo yi ngeen xàmmee leen bu baax parce que bari na ay vidéo yi ñuy partagé alors que nekkul lu am. léegi-léegi li xew ci internet bi ak Mamadou Ndiaye mu ngi noonu Alaaji Fàllu moom la ñuy fàttaliku foofee ca Touba Mbacké di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen ci kanam incha allah ginnaaw la xew ci biir internet bi daañu dellu Touba ak sunu ay équipe